incursion ci biir marché Castor tey nag dafa spécial ndax dañu amal taxaw seetlu ci yi nga xam ne nag lakk yi nga xam ne mi ngi am ci marché yi ñu ngi fii ci marché Castor nekk ci xolu Dakar xam nañu ne marché Castor yàgg na lool waaye it am na ay jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi ko fiy nemmeeku tey ñu ñëw waxtaan ak askan wi fi dëkk waxtaan nag ak ñi nga xam ne fi la ñuy daane seen doole maanaam mu nekk commerçant yi nañ waxtaan ak mouvement bi nga xam ne mooy mouvement le Castor gis nañu ne marché bi nag xat na loolu te xat bi dina tax tey di jëyee bu fi amoon ñaanuñu ko yàlla ngir sapeur pompier dugg fii dina loolu jafe-jafe waaye it ñi nga xam ne ñi ngi jaay dañuy toog ci buntu kër yi ndax tey jii borom kër yi loolu neex na leen ndax nañu mën a def seen ay occupation ndax am nañu intimité seen biir kër loolu yëpp nañ ci seq waxtaan ak ñoom waaye it gis nañu ne ku ci ne sa buntu kër am na ko fay jaay da ngay génn rek daal di jënd ndax tey bu ñu fi jëlee jaaykat yi borom kër yooyu loolu arrangé na leen incursion fii ci biir Castor ngir seq waxtaan ñi nga xam ne ñoo féete ci boobu gox ni leen ko waxee woon ñu ngi ci fi nga xam ne nag mooy marché Castor waaye dañu fay fekk mouvement bi nga xam ne ñoo duppee seen bopp les Castor ñu taxaw nag ak ki nga xam ne mooy njiit bi fas yéene seq ak moom li nga xam ne nekk mooy waxtaan papa ñu ngi lay nuyu. waaw jërëjëf ñu ngi lay fay soxna si man la Abdourahmane Sall nekk président mouvement les Castor. tey incursion yéen la seet si ñu bëggoon xam rek seen mouvement bi kañ ngeen ko créé. waaw mouvement bi nag li tax mu juddu Castor 1 dafa am problème bu mag. problème bi ci njëkk muy problème mu marché Castor defe naa ñëw ngeen ba gis marché bi ni mu tëddee ak ni nga xam ne noonu lañ fiy liggéeyee mouvement bi nag ñëpp ngi ci biir waa Castor 1 boo ñëwee Castor 1 lañ commencé 19 quartiers yi ci nekk yëpp am nañ ci représentant ASC yaa ngi ci Yelli Taare ngi ci ASC Deqal dina ñëw ASC ñëpp lañ ko ubbil et dañ ko def loo xam ne lii du yem Castor 1 dañ koy def ci commune bi yëpp. ndax dañoo am ay problèmes yoo xam ne état bi jàppale wuñ ci maire bi jàppale wuñ ci ñu jël nag suñu décision pour ànd ak population bi pour xeexal ko suñu bopp dans la légalité nag ak lépp loo xam ne mën nañ ko ñu def ko pour que population yi quand même mun a vivre décemment am hygiène am li nga xam ne bëgg nañ ko li nga xam ne mooy cadre de vie bu normal ndax xam nga lii boo ko xoolee xam ne ñi fi nekk dunduñu ñu ngi dund lu metti te loolu aussi moo tax ñu former mouvement bi pour jëpp jafe-jafe boo xam ne bii am nañ ko ci Castor rek ñu fexe ba jafe-jafe boobu mu dañ loolu moo taxoon ñu former mouvement bi nga wax moom mooy mouvement les Castor. kon papa ñu ngi lay jaajëfal. waaw maa ngi lay gërëm di leen sant yéen tamit seen taxawaay ndax lu mel nii dafa am lu nekk importance ndax yéenay tax ba nit ñi xam li nga xam ne moom moo xew te tamit loolu ñu ngi leen ciy jaajëfal ñu sensibilisation bi yéen ñu ci mën a dimbale ci yéen a ngi koy def ni mu waree bon nag ñu ngi leen gërëm yéen tamit di leen sant. kon nag dégg ngeen ki nga xam ne moo njiital association les Castor jafe-jafe yi nga xam ne wax na ko fii ci marché Castor ginnaaw moom nag dañuy dem rek daal di seq ak waxtaan ki nga xam ne mooy délégué de quartier bi daal di nekk monsieur Bokoum. comme ni ñu ko waxee woon nag ñu nekk ak délégué quartier bi nga xam ne moo nekk fii ci marché Castor papa ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay. naka nga tudd. man Makhtar Diakhaté laa tudd maay délégué de quartier fii ci Castor. man maay délégué de quartier bu Castor Nord. Castor Nord waaw. tey incursion yéen la seet si naka seq ak yéen waxtaan ni ñu ko defee ak sa naataango yi léegi. moo ko yow nag nga nekk délégué de quartier xam nañu délégué de quartier bu ñu ko waxee li ne ci quartier bi moom moo koy gën a maîtriser. ñuy waxtaane tey jii li nga xam ne mooy marché Castor. tey jii am na ay jafe-jafe yoo xam ne jot nañu ko wax te yow yaa nekk délégué fii lan nga ñu ci mën a dooleel. waaw comme ni ngeen ko waxee rek maa ngi nuyu ñëpp ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi di nuyu téléspectateur di nuyu képp ku ñuy seetaan di waxtaan ak yéen donc ñun jafe-jafe yu ñuy dundee marché Castor foo ko natt rek ëpp na fa yéggi na dayoo parce que ñun li ñuy dund ñun rek ñoo koy dund mun naa ne si biir Sénégal quoi parce que Castor léegi rëy na rëyaay boo xam ne màgg na benn Castor la woon mais léegi ñaari Castor la am na Castor Nord am na Castor Sud mais ñun côté bii ñu féete di Castor Nord li ñuy dund doy na waar nous sommes envahis ñun lépp moom ñu metti quoi ñun dafa mel ne fi Senghor nekkoon ba léegi ñun loolu la ñuy dund ba léegi ñun gis ñu suñu bopp ci Sénégal émergent gis ñu suñu bopp ci dara ñun état dafa ñu bàyyi maire bi gis ñu suñu bopp ñun ba léegi yow gis nga marché bi ni mu demee marché bi lépp loo wax rek des na fi quoi fii mbalin mi comme ni ñu ko waxee mbalin mi insalubrité bi xam nga Castor dafa dem ba nga xam ne léegi mun naa ni
dëkk yëpp yu ko wër ñëpp dañu élevé wu boo demee Jëppal boo demee Derklé boo demee Liberté 5 boo ñëwee Bourguiba bi ñëpp ñun Castor Nord dañu nekk ci cuvette léegi dañu nekk benn trou dañu nekk benn cuvette boo xam ni déchets yi yëpp fii la ñu koy sànni quoi ñëpp foo jógee ci dëkk bi fii ngay ñëw dugg see ñoom ñëpp bu ñu waasee seen jën yi fii la ñuy bàyyi waasintóor yi ku ci rendi say ginaar fii ngay bàyyi déchets yeeg yëpp quoi ñun bàyyil ñu ko ñun gis nga fii mu nekk lii ngay gis ni bu nawet bi ñëwee moo raw ndax bu nawet bi ñëwee ndox yëpp dañ ñu koy versé mu bool ak tiwo yi nga xam ni bi fi Senghor nekkee ba léegi la fa nekk ndax tiwo yi fi nekk en fibre la de tiwo en fibre ñoo fi nekk ba tey ñun amuñu ay PVC tiwo yooyu dañuy bënn di bal ànd ak ndoxu taw bi doo mun dem jàkka doo mun dem marché lenn doo ko mun def dara marché bi moom yooyu parce que xoolal dama lay wax Castor Nord suñu situation xoolal bassin de rotation bi population bi ñu ngi def seen kéemtalaay kattan pour di ci dimbale dañuy waxoon sax dañuy wër pour que population bi ku nekk cotiser benn 1000 francs ñu seeti service d'hygiène jënd suñuy produit ñu pompeel ñu ko. parce que waaye jafe-jafe yi nga wax xam nañu ne marché am na ci maire it am na ci wàll. waaw est-ce que tey jii li nga wax mooy insalubrité ndax gis nañ marché yu bari bu ngoon gi jotee bu ñu wàccee li nga xam ne mooy maire day yónnee ñu raxas ko. fii est-ce que loolu am na fi. waaw fii du ma ne amu fii am na fi mais bu fii am tamit xoolal ba léegi yaa ngi ci midi ba léegi. ba 4 heures 5 heures la ko ñu koy bale door a ñëw bu 11 heures yi ñii dañu dégagé mais ñeneen ñooy ñëwaat continuer di jaay marché bi dafa am ay volets guddi gi la marchandise bi di ñëw ndax gros porteur yëpp fii la ñuy wàcc seen marchandise guddi gi yëpp dañuy fanaanee liggéey nii ba heure bi ñii ñu ngi fi bu 11 heures yi ñu dégagé leen ñeneen ñëw kon ñun riverains yi lii la ñuy yendoo lii la ñuy dund toute la journée lii la ñuy dund ba 4 heures 5 heures bu marché bi dégagé wu te marché ngoon sax am na kon mun naa ne guddi ba guddi la ñuy bale pour jaaykat yi kon loolu bu ñu ko dee def defaluñ ñu ko jaaykat yi lañ ko defal parce que bëccëg bi yëpp ñun bu ñu ko yenoo guddi gi ñu ñëw bale ko pour jaaykat yi bu ñu ñëwee suba mun a toogaat kon loolu mun nañ ni jaaykat yi ñoo ci gis seen intérêt mais ñun population bi gis ñu seen intérêt. ñun seen nekkin ak jaaykat ndax gis nañ ko jaaykat bu ne ci buntu kër nga toog. waaw seen nekkin ak ñoom est-ce que neex na. waaw mais non suñu nekkin ak ñoom neexul parce que loolu ñun mënuñ si dara mais nag dañ ciy sant yàlla ndax marché bee màgg ba demee ne mais teetal heure bii ku ci amoon yàlla tere yàlla moo xam kañ la ak fan la ak naka lay jëlee nit ku gaañu heure bii sa biir kër nan nga koy génnee léegi ci biir marché bi nii pour yóbbu ko ci opé pour yóbbu ko ci jàkka ji pour woote nit ñi yooyu yëpp ñu ngi koy jafe ay jafe-jafe la ñu am. jafe-jafe boo gis xam nga ne am na saafara. waaw te yow bokk nga ci kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi. tey jii lan nga mën a wax loo xam bu ñu ko defoon jafe-jafe yi nga wax même bu fekkee dañu fii dina wàññeeku. waaw man ñun daal li ñu gis parce que ñun bi ñu wëree Castor yëpp móot bi benn la bopp bi yëpp yaram la daal nit la bu tànk méttee bopp métti na bët métti na lépp métti na yaram la ñu ñun benn la ñu mooy couche yi fi nekk yëpp muy cité yi fi nekk li ñu gis mooy lan li ñu gis maire yi mënu ko état moo ñu ko mën a dimbalal mooy marché Castor parce que Castor ni muy rëy yii ak marché bi ni muy rëy di marché international amul benn parking bu 1,50 m boo xam ne oto mun na fi taxaw bu ñu defaloon suñu marché bi ñu defal ñu ko benn souterrain boo xam ne dañu koy def parking pour oto yi di fa gaare marché bi ñu defal ñu ko au niveau nga xam ne kuy jënd yàpp fii ngay dem kuy dem ci tailleur yi fii ngay dem kuy dem légumes yi ngay dem loolu daal ñu ngi ciy ñaan état bi di ko appelé daal mu dimbali ñu ci daal loolu maire yi mënu ko état rek moo ko mun ñu ngi koy jox loolu te moo ñu ko diggoon aussi dig nañu ko nag waaw dig nañu ko jërëjëf. kon nag ginnaaw waxtaan bi nga xam ne seq nañ ko ak chef de quartier bi di monsieur Diakhaté dañuy daal dem seeti jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci gox bi dekk daal nekk fi nga xam ne mooy Castor. ginnaaw chef de quartier bi nga xam ne nag moo nekk fii ci gox bi di Castor ñu ngi fi nag ak suñu beneen tante ñu nar a nag seq ak moom waxtaan fekk ko fi nga xam ne mooy këram ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay. naka nga tudd. man Aïssatou Diakhaté laa tudd ñu may wax Ndeye Diakhaté. waaw bokk nga ci jigéen yi nga xam ne nag yéen a dëkk fii ci Castor te ñu ñëw xool li nga xam ne mooy marché Castor ku wax marché Castor ni ma ko waxee woon wax nañu ne am na ay jafe-jafe waaye yéen ñi nga xam ne yéen a dëkk fii ci kër yi bokk nag ak jaaykat yi tey jii boo ñu doon wax ci marché Castor ak seen diggante ak jaaykat yi nga xam ne ñoo nekk seen buntu kër lan nga ñu mën a wax. waaw maa ngi leen di nuyu di leen sant ñu ngi dëkk ak fii waa marché bi waaw 4 heures du matin boo yeewoo di nga fekk marché bi fees balaa bër set man balaa may génn sama kër 9 heures laay génn mënuma fi génn à partir de yeneen heures yi ndax dafay xat doo am foo jaar boo tukkee tamit boo ñëwee doo mën a dugg boo yoree malade foog nga génn balaa malade yi ñëw loolu yëpp doo ko mën a kii
waaw mais amuñu benn problème ak ñoom à part xataay bi booy génn da nga leen may leen ma jaar dañu bokk si ñun daal waaw. tey ji wax nañ tamit arrangement la ci yéen yi nga xam ne jigéen yi ngi dëkk fii ñu bari dañuy passé fu sori ñëw fii di ndugg ay ndugg semaine yéen nag seen kër rek ngeen di génne dugg daal di duggaat seen biir kër. waaw man de léegi damay génn sama buntu kër rek duggoo ndax maa ngi dëkkoon ba Yoof léegi nag dootuma paas duma def dara heure bu ma neexee laay génn def sama achat duggaat sama kër amu benn problème waaw. jafe-jafe yi nga wax mooy lal bi ñi nga xam ne ñu ngi koy lal seen buntu kër ba yu bari bu ngeen ko bëggee def du ngeen ko mën a def. tey jii jigéen nga boo doon proposer solution boo xam ne dina andi saafara lan lay doon. waaw proposition bu may am léegi daal ñu libéré kii bi ndax bu 11h jotee marché bi day kii marché bi mairie bi day ñëw déguerpir leen donc da ngay circuler librement amu benn problème waaw ndax ñi nekk ci artère yi amuñu ay place loolu tax ñuy jaay ba yenn certain mais 11h nii rek yaa ngi gis marché bi nit ñaa ngi kii nit ñaa ngi dem. kon solution boobu arrangé na leen. waaw man de amu benn problème ñu ngi ci jàmm ak ñoom ñëpp waaw bu 11h daal ñu déguerpir waaw yenn heure yi boo jaaree da ngay circuler librement waaw. ñu ngi lay jaajëfal. waaw ñu ngi leen di jaajëfal yéen tamit. xam na si ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. naka nga tudd. man Fadje laa tudd. commerçante nga fii ci marché Castor ñu bëri ñu ngi wax nag am na ay jafe-jafe ndaxte da ngeen di lal ci buntu kër jàmbur yi te yéen it da ngeen di daan seen doole te bëggoo leen ñu jëlee leen fi loo ñu mën a wax ci jafe-jafe yi nga xam ne moo am ci marché bi. loolu ñu ci wax lépp nag moom dëgg la jafe-jafe yi moom métti na trop parce que man fii ma toog nii sa buntu kër jàmbur la waaye jàmbur bi nga xam ne dama fee fekk daf ma laabiral xolam moom ak soxnaam ak i doomam ba nga xamante ne lépp lu ma fiy bay waar rek yàlla mu ngi ma ciy dimbali ngir njaboot ak kër rek bañ rek gaay ak démb marché bi nag métti métti bi ñun ñëpp a gis parce que xam nga 11h jot na ñoo ngi soufflé léegi ko amul foo yëg ci kaw rek da ngay laali complètement yaa xam nga yor sa matériel bopp yaa xam nga yor matériel jàmbur te xam nga yooyu jafe-jafe yëpp day métti ci jaboot léegi fi mu nekk nii su ma yéegul damay am problème mais gàcce ngaalaama borom kër gi moo ma yaatal moo tax buntu këram laay gérer di fi toog di fi daan doole maa ngi koy sant di ko gërëm mais nag lu ngeen ñu jàppale rek ci lii dinañ jël parce que CFA bi neex na lool moo ñuy dundal moo ñu yor ci lépp te buñ ko amul du baax te fii rek lañ ko mën a jëlee ah ñaxtu nañ ko nag teg nañ ko ci seeni loxo ngeen waxtaan ñu ne borom kër gi ñu ngi seen ginnaaw nag lépp ci bay waar rek daan doole xam ngeen ni matériel bi mënul fanaan te bu fanaanee ñu ñàkk ko te xaalis bu bëri lañ ci dugal maa ngi ni di régler rek mu tëw a mat maa ngi régler rek mu tëw a mat na ñu jàppale waaye ci heure bi waaye ñu ñuy may suñu taare ñu liggéey yàggul feeg midi rek ñu abal leen ah nañ ñu jàppale daal jërëjëf. ñu leen ko waxee woon nag ñu ngi ak président ASC bi nga xam ne moo fi nekk di monsieur Bokoum ñu ngi leen nuyu. waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen fay. di leen baal waaw. ku wax ASC xam ne lu bari ci ay ndaw ñoom moo ko ëmb yow nga nekk président ASC bi lu ñu fi jot a waxtaanee sànq ba léegi yëpp dégg nga ko ana lan nga si mën a dolli. waaw li ma ci dolli balaa may commencer damay vraiment remercier ñi nga xam ne ñoo nekk sama ginnaaw ci ASC Yelli Thiaré di leen sant di leen gërëm di leen baalu àq di leen baal àq donc li ñu wax fii mooy que affaire intérêt général la affaire salubrité la affaire nu mu tuddati affaire marché bi affaire ñëpp la. donc bu ci vraiment bu ñu jéemee xool ne dañ ci jéem a wut solution ah lu baax la léegi nag ñun mouvement bi ñu yore mouvement bu nga xam ne dañ ko yaatal la pour toute la commune ASC Yelli Thiaré moo ci nekk mais yëpp ASC yëpp contacté nañ leen te képp ku bëgg a bokk ci mouvement bi vraiment mën nga ñëw parce que sunu intérêt la ñun ñëpp marché bi sunu intérêt lépp sunu intérêt la donc marché bi nag mënuñu ko def sans wax ak sunu kilifa te sunu kilifa mooy maire bi. maire bi il faut mu ñu yëgal ko donc am na fu nga xam ne bu ñu fa tolloo on va écrire des correspondances ñëpp personne ressource yeeg maire yeeg yëpp ñu envoyé la correspondance wax leen sunu kii sunu mbëbët wax leen seeni moo mooy li nga xam ne moo fi nekk ay xeex yeeg xuloo yeeg li fi baax ak li bon ci quartier yi ak sunu 19 quartiers yi nu kii ak sunu nu mu tuddati pavage yeeg affaire yëpp lu ñu war a def ci quartier bi nga xam ne on sera plus un quartier oublié léegi nag bu ñu ko fédéré mouvement apolitique leen wax mais dañuy fédéré ñëpp woo ñëpp ñu waxtaan autour d'une table xool ay projets yi fan lañ ko jëmale ñu jéem ko atteindre. waa ngi leen di jaajëfal vraiment dina sant di leen gërëm di woo ASC yëpp ñu ñëw ci ginnaaw Yelli Thiaré ñu nekk ci mouvement bi parce que tout le monde est appelé c'est toute la commune merci. papa ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay man maa ngi tudd Mouhamadou Mansour Camara. te ñu fekk la fii ci marché Castor ñu doon wax ne am na jafe-jafe yoo xam ne am na fi lu ci mel ni insalubrité bi yow nga jàkkaarloo ak benn école boo xam ne ay jaaykatu jën ñoo fi nekk loolu ñu ci mën a wax.
waaw fii nag pratiquement problème mu santé publique daf fi posé wu bu baax a baax problème mu santé publique posé wu na fi bu baax waxuma sax insécurité bu nekk fi mais santé publique moom daf fi posé wu bu baax non seulement xam nga école bi ñu nekk nii ah bon am na salle de classe bi nga xam ne moom lañ jàkkaarloo ni mooy cour B bi palanteer yi dafa jàkkaarloo fii nga xam ne foofu la oto mbalit bi di gaare non seulement waxuma la rek saw bi ñuy saw ci trottoiru école bi xet gi muy dégagé booleeg saxaar si génn ci oto mbalit mi booleeg mbalit mi yëpp classe bi di ko nooyi muy tasaaroo ci école damay laajte sax est-ce que am na directeur wala directrice vraiment ci école bii ñu nekk nii. parce que ñoom loolu war na nag ñun ay parents d'élèves lañ suñu ay doom fi la ñuy jàngee mënuñu leen yóbbu feneen fi la ñuy jàngee ci école publique bi wax dëgg yàlla ñun ku ñu dimbale ci lii ba mu jóge fi ah dinañ sant yàlla lool parce que fu mu nekk nii nag toll nañ foo xam ne. ñu bari actuellement daw génn secteur bi dem wuti feneen rek moom te fii def nañ fi plus de 40 ans plus de 50 ans même suñu doom yeeg suñu papa yi fii la ñu am kër mënuñu suñ ko bàyyee day mel ne abandon lay doon wax dëgg yàlla ku ñu mënoon a dimbale ci salte bii saxaar si génn ci oto bi bruit bi waxuma la dara mais bruit bi nga xam ne moom la marché bi di dégager fu mu ne actuellement dafay empêcher xale yi ñu jàng ko ñu concentré wu jàng loolu de wax dëgg yàlla ah ñun de ku ñu dimbale dinañ jël lool sax xoolal déjà xoolal vacarme bi ah loolu dafa métti na trop walaay métti na trop sax. incursion ci biir Castor fi la ñuy yemandeeg yéen gis ngeen ko waxtaan nañu ak ñi nga xam ne nag ñooy jaay ci marché bi waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy mouvement le Castor waxtaan ak jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci Castor jafe-jafe yi bari na waaye jafe-jafe boo gis am na saafara ñoom nag joxe nañ sa ay proposition yoo xam ne tey jii bu ñu ko defoon ci marché bi ku ne di nga ci gis sa bopp muy ñi fi dëkk muy nekk ñi nga xam ne ñoo fiy jaay kon nag ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi jox leen dig daje beneen yoon beneen incursion ci biir beneen gox. Auma liggéey damay jaay utuma leneen lu dul kaay amul gaaw amul diime ni laay utuma leneen lu dul kaay amul gaaw amul diime ni laay auma liggéey damay jaay utuma leneen lu dul kaay amul gaaw amul diime ni laay